bismillah asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu soxna Maguette Sall Sëñ Tafa Touré soxna Mbayang ma sœur gën naa laa gis gën naa laa dégg du moins maa ngi lay bëggee bu baax nuyu ñi nga xamante ne bi ñëpp ñoom ñoo jàll ci kaw Fallou Waaj Talla Ñaa waaw Bili maa ngi lay ziyaare bu baax Mbay Sëy maa ngi lay bëggee yow tamit di leen wax juma mubarak di leen ñaanal yàlla ajuma jàmm ak tawfiix ak taysiir ak yokkute di ñaan yàlla ci weer wi ñu dugg muy weeru tabaski suñu borom defal ni tawfiix bañ mën see dugg ci jàmm génn ci jàmm ñépp am xéwal ñu ngi kontaan bu baax dellu si waat fii ak yéen waaw Ale Mbaye ziar naa la mon grand Ale dégg naa la bu baax comme niñ koy defee rek duñ tàggoo léeg-léeg dañuy génn rek jékki-jékki rek def waxtaan ndaxte des fois comme dëkk yu ñu dëkk ci région yi moom comme courant bi normalut boo ko annoncé gaa ñi dañ ciy profité couper courant bi wala ñu def ci luñ ci warul def moo tax dañuy jékki-jékki rek bette rek daal di dugg rek duñ tàggoo sax daal di wax ñaari baat balaa courant bee coupé ndax xam ngeen ne ci Sénégal émergent lan nekk Sénégal émergent nag daanaka chaque fii Diourbel chaque ñetti waxtu courant bi coupé chaque 3 heures de temps courant bi coupé ci Sénégal émergent wu Macky Sall fii ci Njaareem xawma nag yeneen dëkk yi yéen nu ngeen def ndax dëkk nekkuma fa ba mën a xam li fa xew mais fii ci Diourbel daal chaque ñetti waxtu courant coupé na loolu mooy Sénégal émergent bu Macky Sall loolu na ko Sénégal gépp xam ne émergent gi moom torox tànge la mujje émergent gi ak mbon la mujje ci réew mi Sénégal émergent gi yàq réew mi waaw loolu daal mooy li nga xamante ne bi moom lañ fi gis ndax dëkk Diourbel ñetti waxtu yu ne courant bi coupé te nga ne yow yaa ngi émergent yaa ngi phase 2 wu Sénégal émergent te sax ñetti waxtu courant bi coupé Bili waaw ñi ngi béggee bu baax Khadim Bousso ñi ngi lay ziar Amadou Ali Sakho Tino gëj naa laa gis de maa ngi lay ziar yow tamit bu baax waaw di tàmbalee suñu waxtaan tey rek di sant kilifa gu mag koo xam ne dafa wax lu rëy lu am solo loo xam ne que ni ñun daf ñoo touché ndax dañ ciy yëngatu mooy wàllum social ñuy sant sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom Makarimal Axlaax sëriñ Abdou Karim ñu gën koo xam ci Baay Karim dafa wax ju am solo joo xamante ne bii man ak sama moroom ak képp kuy sénégalais war nga ci bàyyi xel war nga ci jëf sa ñaq te yàlla rekk tax sëñ Abdou Karim wax na bërki démb ci benn déclaration mu ne dafa bëgg fileeg benn fanu safar képp ko am pousse-pousse mooy fauteuil roulant mooy chaise roulante képp ko ci ku ko am nga indil ko fële ca këram gi ci Touba. kon nag yéen waa Sénégal message yu sëñ Abdou Karim boobu bonjour Dior maa ngi ziar Diouf bëgg naa la de ñu ngi leen di ziar bu baax Dior ma sœur maa ngi lay bëggee message yu sëñ Abdou Karim boobu lañ bëgg a njëkk a ubbee ndax wàllum social la te ni mu ko waxee moo ma gën a neex man ndax nee na bu ma kenn indil xaalis pousse-pousse laa leen laaj bu ma kenn indil xaalis kon képp ku am pousse-pousse chaise roulante fauteuil roulant nañ ko yóbbul sëñ Abdou Karim te yàlla rekk tax te képp koo xamante ne bii tey personne souffrant d'un handicap nga bés buñ koy joxe ak tarixa boo mën a bokk ak diine boo mën a bokk nekkal nit rek demal buntu kër sëñ Abdou Karim bu soobee yàlla di nga ci jot parce que loolu mooy solo si auteur bi mu am kilifa gi mu doon mate na ko li tax nit ñi topp ko ndax kilifa dafa am ay jéego yoo xam ne da nga koy teg
mooy tax nit ñi xam ne yow mi yaa ngi bàyyi xel say taalibe. imagine leen sëñ Abdou Karim lan moo ko war a impressionné ba mu mën a jékki-jékki def déclaration boobu dañ xam fauteuil roulant bu baax lu muy jar dana jar à peu près 150 à 200 000 francs mu mën koo laaj ne kenn ku ci nekk na ma indil fauteuil roulant képp ku ma yaakaar wala képp kuy sympathisant wala képp kuy doomi réew mi wala nga yëngu ci social nga jàpp ci te yàlla tax yóbbul ko fauteuil roulant bu safar benn fanu safar jotee mu séddale ko nee na képp kuy nit la wax nit kon ku ne mën nga caa am fauteuil roulant ya ñuy joxe ca kër sëñ Abdou Karim ku ci nekk mën na caa am ngay catholique ngay jullit ngay loo mën a doon nekkal nit rek te nekk kuy souffrir benn handicap boo demee kër sëñ Abdou Karim incha allah benn fanu safar dinañu la jox puus te yàlla tax. kon nag ñoo ngi ñaan yéen ñëpp yéen waa Sénégal kenn ku ci nekk ak waa diaspora bi as aw mon frère waaye nama naa la grand maa ngi lay bëggee yéen ñëpp as jàpp leen ci te yàlla tax mu dee benn puus la bu dee ñaari puus la bu dee 10 puus la association yi mouvement yi kuréel yi yéen ñëpp fexe leen sëriñ bi am limu puus bu doy ba ñëpp ñu fay ñëw soxla ko kenn ku ci nekk booy ñibbi mën a toog ci sa puus ñibbi am jàmm am xéwal amaale aussi ngërëmal sëriñ bi. kon nag ñu ngi sant bu baax sëñ Abdou Karim ci jëf jooju di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér ndax mate na li nga xamante ne bi moom la ñuy xaar ci moom ndax kilifa dafa am ay taxawaay yoo xam ne ak ay mbetteel yoo xam ne boo ko bettee say taalibe rek nit ñi mën nañoo am yaakaar ci ñoom ci yow. kon nag ñoo ngi koy ziyaara bu baax bëgg a tàmbali suñu waxtaan tey nag di demander la libération immédiate Guy Marius Sagna. ñoo ngi solliciter di demander la libération immédiate bu Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna deful dara wax nañ ko waxati ko dañ ko jaay doole réew mi nag réewum jaay doole la réew mi nag réewum dictature la na ngeen ko xam dañoo nekk ci réew moo xam ne loi yoon doxatu fi baatu njiitu réew moo fiy dox dañoo nekk ci réew moo xam ne dëgg doxatu fi ay naaféq ak ay kàcc ñoo fiy dox dañoo nekk ci réew moo xam ne soo àndul ak njiitu réew mi yow la ñuy toroxal yow la ñuy teg nattu loolu nag musiba la am nattu la boo xamante ne bii jàpp naa ne yàlla moo ñu ko teg li tax yàlla teg ñu ko it mooy ñun ñoo ko def suñu bopp ndax ñun ñoo jël njiit bu matul njiit ñu jiital ko boo jiitalee njiit bu matul njiit ay waxam wérul lum la wax mën na cee deñ léegi kàddoom dëgguwul lum la wax mën na cee deñ léegi njiit boobu boo ko jiitalee su la tegee ay nattu wala mu lay jaay doole mënoo ci dara. Guy Marius Sagna lan la wax bi Ousmane Tanor Dieng génne àddina dafa bind wax ne gàcce la ci yéen politiciens yi Sénégal yi gàcce la ci yéen way politiciens yi Sénégal yi ngeen di faatoo bitim réew alors que mënu leen a tabax sax hôpital bu leen mën a faj fii ci seen biir réew loolu la Guy Marius Sagna wax mais loolu lan moo ci aay bañ di ko jàpp mbokk yi lan moo ci aay li Guy Marius Sagna wax Grand Dembis Ousmane Ngom Ngoppe Moraw booy nu mu demee naka mbir yi damay laajte waa Sénégal damay laaj waa diaspora bi li Guy Marius Sagna wax lan moo ci aay Ousmane Tanor Dieng génn na àddina ñeneen génn nañ àddina d'accord Ahmed Amar génn na àddina ñu ngi koy jaale moom it di ko jaale Déthié Fall di ñaan yàlla mu xare leen aljana te jéggal leen ñu ngi leen koy ñaanal waaye li Guy Marius Sagna wax laa bëgg a wax lan moo ci aay Guy Marius Sagna dafa wax ne gàcce la ci yéen way politique u Sénégal ngeen di faatu jee bitim réew ngir fajoo fa te mënu leen a tabax benn hôpital bu baax bu leen mën a faj fii ci réew mi loolu mu wax dëgg la te man maa ngi koy waxaat tey jii di ko répété waat gàcce la ci njiitu réewu Sénégal gàcce la laa wax ci njiitu réewu Sénégal ay doomi réewam di faju jee bitim réew ba di fa faatoo gàcce la ci Macky Sall gàcce la li mu wax ayul gàcce la ci Macky Sall gàcceem la mënuloo fee def juróom-ñaari at
mënuloo tabax benn hôpital digne de ce nom bu mën a faj doomi réew mi loolu gàcce la bu fekkee loolu la ñu tëj nit ñi nag nañ jàpp nit ñi ñu tëj leen samwaay Macky Sall bee boobu la neexee nga jàpp nit ñëpp nga tëj leen ci kaso bi sa bisa ngi ñëw dinañ la ko fay parce que loolu rek la jaay doole dong lañ def Guy Marius Sagna jiñ ko naan ko way dafa def ay affaire de way kiiwu terrorisme machin non fii terrorisme kenn waxul waxu terrorisme fii kenn waxu fi waxu terrorisme Guy Marius Sagna li mu leen wax moo dagg seen xol bi moo leen naqari te man mii dama koy waxaat hôpital digne de ce nom bu 60 milliards buñ ko tabaxoon fii ci Sénégal kenn du faatoo bitim réew du sëriñ du Ahmed Amar du Ousmane Tanor Dieng du ma Samba du ma Demba nañ tabax hôpital bu baax ci réew mi gaañi di fajoo ci réew mi loolu mooy dëgg loolu la mais loolu dara nekku ci loolu kenn offensé wu fi kenn tooñu fi kenn Sénégal moo bari nag ay naaféq Sénégal moo bari ay nit ñu bon waaye nag njiit bi nga am rek moom nga am ni nga sa njiit mel noonu la population bi di mel waaw du dara du leneen réew mi dictature la lii maanaam sa opinion nga wax ko ñu lay tëj loolu dafa xewi loolu président ngaaka yi ak njiiti ngaaka yi rek ñoo ko dese seere yi nga xamante ne bi ay dictateur lañ luñ ne tël rek ñu yaakaar ne ci seen nguur la jëm ñooñu rek ñoo ko dese mais nit ñi dépassé nañ ay délit d'opinion ay délit de presse ay délit ku nekk ci internet ñi di wax ñu lay tëj loolu nit ñi romb nañ ko ku ko desee ku ne bee woo nga xam ne ngaaka blende nga loolu il faut ñu wax ko Guy Marius Sagna deful dara na Sénégal yépp maa ngi leen di ñaan ngeen jàllaleel ñu message bi s'il vous plaît Sénégal xam ne képp ku ñuy seetaan benn j'aime ak benn partage yeneen i junniy doomu aadama di ko gis nit ñi am information bi xam ne Guy Marius Sagna deful dara nañ ko jaay doole rek li mu wax dëgg rek la waaw Mbaye Sey maa ngi ziar Viviane ma sœur Ismaïla bëgg naa la waaye soxna Rama ñu ngi lay ziar Babacar Seck bëgg nañ leen bu baax a baax lenn la Guy Marius Sagna wax lu ayib tabaxal leen ñu hôpitalu 60 milliards wala 80 milliards ba benn sëriñ wala benn personnalité dootul jóge fii di faju jee bitim réew point lii dong la du leneen nada más xaalisu Sénégal bi ñuy pasaree ci àll bi kay waaye war nañ cee mën a jël sax 60 milliards pétrole bii xaalisu gaz bi ñu ngi ciy ñëw ci kanam yeneen xaalis yi fii am xaalisu or bi xaalisu phosphate bi waaye mën nañ cee tabax na xanaa benn hôpital bu 60 milliards bu mën a faj nit ñi benn hôpital buy faj nit ñi bu 60 milliards war nañ koo mën a tabax fii ci Sénégal mais bu ñu leen waxoon tey ñaata la ñuy fay ñoom pour kilifa yi bu ñu leen di faji bitim réew ñaata milliards la Sénégal di fay par année da ngay waaru da ngay tëj sa gémmiñ dégg naa ñu ne 24 milliards la dégg naa ñu ne 24 milliards la ñuy fay ñun Sénégal par at pour faj ay nit vraiment dëgg am nañ lu ñu naqari trop ci Sénégal ni ñu koy doxalee pharmacie Guigon nag yabaate mën ta passé nga ñëw ci réewam jàmbur ubbi fa sa pharmacie Guigon laa wax yabaate mën ta passé ngeen ñëw ci réewum jàmbur yéen tubaab yooyu jël fay employé di ay sénégalais heure julli jot ñu ne dañuy julli ji ngeen di leen dàq réewande mën ta weesu loolu waa pharmacie Guigon dañoo réew te lii lépp nag xam ngeen li leen ko may yëg ngeen loolu ndax yëg ngeen ne ay nit heure julli jot ay pharmacien liggéeykatu pharmacie Guigon bële ca Sandaga ay nit wàcc dem julli ji dellu si waat seen liggéeyukaay ñu leen di dàq dafa ngeen ne ñii faala ñii li jaadu na dafa ngeen ne yii ay étranger yoo xamante ne bi ay nit lañ ñu jóge bitim réew ñëw ci suñu réew fekk fi suñu culture fekk fi suñu cosaan suñu aada fekk yow jël ay musulman dem leen bitim réew man liggéey naa ci ay entreprise bitim réew mbokk yi ñoom dañoo yaakaar ne ñoom ñoo gën a yeewu nit ñi tubaab yii di ñëw seen Sénégal gi di ñu imposer li ñuy def man liggéey naa bitim réew dañ maa jox jàkka ak sijaada su sama heure julli jotee damay dagg sama heure liggéey
dem julli ji loolu tubaab yi permettre nañ ma ko foofu tubaab yi ma doon liggéeyal ci Espagne man permettre nañ ma heure julli jot ma dagg li may def dem julli ji dellu siwaat ci sama liggéeyukaay waaye yow nga jógee bitim réew ñëw fii ci sama réew man fekk ma fi ñu yaatal la fi may pratiquer sama diine nga di ma dàq julli ji nga di ma dàq waa pharmacie Guigon dañoo xamadi imam yooyu maa ngi leen di ñaan nañu manifester bu ñu leen fa mënee jëlee nañ leen fa jëlee étranger yooyu mérité wu ñoo toog foofu fekk la ci sa réew ba noppi naan la fii doo fi jullee waaw loolu fu ngeen ko mas a gisee waaw ñun Sénégal gi fii li fi xew lépp kenn mënu ko wax naka la ab étranger di jógee bitim réew ñëw parce que moom moo la jël contrat mais contrat yi ñuy jël bitim réew laa wax contrat yi ñuy jël nit ñi bitim réew man contrat yi ñu may jël koor bu jotee dañ may bàyyi ma dem dog ji julli bu jotee dañ may bàyyi ma dem julli ji su ma ñëwee naa ko fayaat samay minute bu dee 5 minutes la 10 minutes la naa ko fay garaawul mais dañ ma koy may man loolu te tubaab bi du ma ko fayeeku tubaab yi ma liggéeyal yu bari du ñu ma fayeeku ci dem naa ma julli 5 minutes ma dellu soir sama bërëb bu liggéeyukaay comment se fait-il que pharmacie Guigon ñaari nit jóge foo arrêté seen liggéey dem julli ji ñëw ñu leen di dàq ça dépend du patron gis nga Ibra Fall tolérance dafa am ci lépp gis nga boo nekkee gis nga xam nga li foofu loolu moo lay won ne am na ci njiit yoo xam ne matuñu ay njiit waruñoo diriger entreprise parce que liggéeykat bi lay liggéeyal ci sa entreprise nekkul ne sab jaam la dafa am ay droit dafa am aussi benn relation familiale collégiale boo war a créer yow ak sa liggéeykat bu fekkente ne bi ñooñu jàng nañ la gestion des entreprises ak naka la ñuy gérer doomu aadama je ne pense pas que nit koo xamante ne bi ñëw nga ci réewam dib jullit nga yor pharmacie heure julli jot mu ñaan la dem julli ji ñëw nga di ko dàq loolu ku ko def ku ci nekk baadoola nga man njiit bu ko def baadoola nga bu fekkee nee nga woy waaye njiit ñun suñ entreprise nii lay doxee et tout ça entreprise u baadoola dong la du la neen parce que créer relation bi ngay créer juróomi minutes yi ngay may sa travailleur mu dem julli ji dellu siwaat daf koy motiver sax ndax bu demee jàpp julli jéggulu boromam bu dellu si waatee dafay ñëwaat ak beneen énergie je pense que gars ñuy diriger seen entreprise yi il nécessite d'autres formations en termes de pédagogie pour que ñu mën a xam naka la ñuy gérer doomu aadama parce que ñu ci bari fii ci Sénégal dañuy ubbi seen entreprise rek mais xamuñu naka la ñuy gérer seen ay liggéeykat xamuñu ci dara parce que ñàkk a yeewu mënta passé yow nga war a traiter sa travailleur teg ko ci condition yu baax ba moom mu mën la liggéeyal jox la rendement nga di ko démotiver ay doo fi jullee fii doo fi nangam ak yooyu yëfu ku xamul dara la chef d'entreprise bu xamul dara moom mooy def loolu moo tax waa pharmacie Guigon xamuñu tous c'est des gens yoo xamante ne bi dañoo impoli c'est des gens yoo xamante ne bi fa ñu nekk yàgg fa ak nguur réew mi ni muy doxee nii moom moo leen ko may waaye bu doon te Ablaye Wade la wala keneen teguñu ko fenn lañ ne dinañ leen fekk foofu demander leen explication parce que xamuñu dara waaw ma ne xoolal waxuñu loolu Ibra Fall sëñ Ibra Fall nee nga si ton patron ne veut pas que tu pries des heures de travail tu dois démissionner dama ne waxuma ne patron bi amul sañ-sañ bi waxuma loolu de am na sañ-sañu wax lu ko neex ci contrat am ak liggéeykatam mais dama ne amuñu pédagogie il faut nga déglu li may wax man tamit del déglu li ñuy wax comme ça ngay mën a comprendre xam nañ ne patron bi liggéeyloo doomu aadama bi ci contrat bi lim ci def moom ngay respecté wante ci biir loolu dafa am relation humaine yu am entre nit ak nit entre yow ak sa liggéeykat nga mën koo may lii moom tamit mu mën la may lee loolu laay wax parce que intelligence mooy gérer entreprise c'est pas ay affaire loi affaire yar affaire nangam déedéet du loolu mooy gérer entreprise moo tax ma ne la bari na ñuy yor entreprise amuñu xam-xam bi parce que nekkul na rek contrat bi lim la wax rek moom lay appliquer acca contrat bi nee na la une minute la déedéet il faut nga flexible il faut de la flexibilité entre l'employeur et l'employé loolu mooy tax entreprise mën a dox mais du jaay doole du jaay puissance du jaay xam-xam du jaay dara
ñàkk a yeewu la ak ñàkk am pédagogie ci naka la ñuy gérer ay doomu aadama la. Donc pharmacie Guigon je pense que ils ont failli à leur mission duñu nit ñoo xam ne vraiment mérité nañu diriger ay doomu aadama. Adama Gaye journaliste bu mag la maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp de di leen gis soxna Rama yéen ñiy partager message yi maa ngi gis partage yi macha allah dinañuy permettre ndeysaan li ñuy wax nit ñi di koy bàyyi xel di ci jariñu ñuy jariñante. Adama Gaye journaliste bu mag la dégg naa sax ñu koy jéem a dénigrer naan depuis 30 ans ngi nii bàyyi na deful journalisme. Adama Gaye bu toogoon depuis 30 ans deful journalisme aussi ñooñu di ko dénigrer moom moo leen ëpp xam-xam moo leen gën. Adama Gaye bu toogoon 30 ans deful journalisme ñooñu koy wax moo leen ëpp xam-xam moo leen gën. lan lañ ko jàppee nee nañ benn post Facebook bu mu wax di ci wax ay affaire mœurs Macky Sall offense au chef de l'État comme on a l'habitude de le dire. Comme kaaw Guy Marius Sagna rek bii nag dafa différent ndax Adama Gaye il n'est pas n'importe qui. Adama Gaye borom xam-xam bu mag la. Adama Gaye doomu Sénégal la ku yàggal liggéeyal Sénégal la. Il n'est pas n'importe qui. Donc ay analyse am ak ay postam war nañ ko bàyyi xel. Li muy wax Adama Gaye dafa am importance na ko nit ñi di bàyyi xel. kooku nag suñ ko jàppee offense au chef de l'État dañuy dellu siwaat ci mbirum dictature bi nga xamante ne bi rek moo xew ci réew mi. Offense au chef de l'État nag ak ay saaga wala xamadi je pense que kuy wut ko xamadi wër ko ci nguuru Macky Sall. Amadou Gaye xamadiwul dégg naa ñu koy tëkkale sax ak benn saagakat xawma Assane Diouf naan ko ne di ko tëkkaleeg moom. kuy wut ko xamadi laa wax wala koo xamante ne bi da ngay offensé wër leen ko ci nguuru Macky Sall. ñaata ñoo nekk ci nguuru Macky Sall ñoo xam ne dañoo offensé ay doomu aadama ay kilifa ci réew mi te kenn defu leen dara. ñaata doomu aadama ñoo nekk ci nguuru Macky Sall laa wax offensé ay kilifa te kenn defu leen dara. gis ngeen barki démb Moustapha Cissé Lo Ousmane Sonko tey bu Pastef gagné woon présidentielle yi Ousmane Sonko mooy doon président de la République. lan la ko Moustapha Cissé Lo wax doome xaraam nga la ko wax doome xaraam. Ousmane Sonko lan la wax Moustapha Cissé Lo dane ko doome xaraam nga fii doome xaraam xam ngeen lu mu doon mooy ku nu jur ci lu dul yoon loolu mooy doome xaraam. loolu la Moustapha Cissé Lo wax Ousmane Tanor kële astaghfirullah Ousmane Sonko te pourtant kenn defu ko dara kenn waxu ko dara kenn woowu ko kenn lijjantiwu ko te pourtant Ousmane Sonko am na jabar Ousmane Sonko am nay doom am na ndey am baay ñu ne ko doome xaraam nga fii Sénégal ñépp di ko gis man ma di koy gis kenn woowut ko kenn laajul Cissé Lo dara. oui si loolu la wax Moustapha Cissé Lo laa wax dafa ne Ousmane Sonko doome xaraam nga ne ko dañ laa war a rey un futur chef de l'État. loolu la Moustapha Cissé Lo wax Sénégal gépp di ko dégg kenn laalu ko kenn tiitalu ko kenn waxu ko dara ba léegi moom moo yore institution CEDEAO Sénégal. da ngay yërëm ñi la jiite boo nee ci réew mi da ngay yërëm ñi la jiite boo nekkee ci réew mi da ngay yërëm façon njiit yi nga am da ngay yërëm sa bopp da ngay yërëm sa réew da ngay am xol bu tàng ci gis ay nit ñi nga xam ne ay tokaar nit ñu xamul dara ñoo la jiite. daf may metti man di gis nit ñu xamul dara jiite ma man ndax ñooñu mérité wuñu jiite ma man lu leer laa leen di wax. Comment se fait-il que nga naan Adama Gaye dafa offensé le chef de l'État ngay seetaan Moustapha Cissé Lo taxaw ne Ousmane Sonko doome xaraam nga Sénégal gépp di ko dégg kenn tontuwul
kenn waxul kenn néewu ko Cissé Lo saaga nga kenn néewu ko Cissé Lo toroxal nga diw kenn néewu ko Cissé Lo da ngaa xamadi Cissé Lo moom wax loolu c'est un député président parlement CEDEAO waaye yéen dégg ngeen wax ji de est-ce que yéen analyser ngeen niveau bi le président du parlement de la CEDEAO moo taxaw di saaga un prétendant à la présidence de la République du Sénégal de doome haram Sénégal gépp di ko gis te kenn waxu ko dara kooku nag moom la ñuy bàyyi mu yor télé yi di wax lu ko neex Adama Gaye un post sur Facebook ñu ne waaye offense au chef de l'État allez Rebeuss doyen des juges jël na vacances xam nga loolu lan la mooy Macky Sall mooy defanteeg Adama Gaye kese du dara li mu wax du dara mérité wul dara wax nañ fi Ablaye Wade lu nekk moom Macky Sall góor gi dee na suul nañ ko dégg ngeen ko slogan boobu Ablaye Wade mi ngi fi woon di kan moo ko doon wax du Macky Sall mi tey place de l'indépendance góor gi dee na suul nañ ko Macky Sall da ko doon wax place de l'indépendance suuli nañ ko un chef d'État en exercice kenn defu la dara ñu bàyyi la yow ku bind benn affaire rek wala ku wax dara bu la neexul rek nga profité ci jàpp ko du élégance sax Souleymane Jules Diop Cissé Lo laa leen wax léegi Souleymane Jules Diop dafa saaga ay xalifa généraux ci Sénégal ñu nommé ko ministre Souleymane Jules Diop dafa saaga ay xalifa généraux ci Sénégal gi ñun ñëpp ñu di ko dégg wax leen wax yu bon kooku ministre lañ ko def Sénégal yi da ngay yéemu li fi ne moo tax pour sunu genre gi pour nit mën laa jiite ci ñii mënta ne du xeeb leen du dara dafa mënta ne ñoom mënuñoo jiite xamuñu population bi ñu amee ñii mu Macky Sall mi ak nguuram xamuñu valeur population bi ñu amee mérité wuñu ñoom ñu di ñu jiite ñun ndax mag li ñuy def nii man jomb naa koo def man Sylla mii jombale naa sama bopp di nommer ministre ku taxawoon di saaga xalifa général fii ci Sénégal jombale naa ko sama bopp barke Serigne Touba duma ko def jombale naa sama bopp nommé ministre de la République ku taxaw di saaga ay xalif généraux nit ku xamadee noonu Souleymane Jules Diop ku xamadi wax lu ko neex ngir contre yaa xam mbay di saaga kat bu mag conseil en communication président de la République Ahmed Suzanne Camara di saaga Ablaye Wade waaw mais buñ dee wër ay saagakat buñ dee wër nit ñu bon Farba Ngom nit ñu bon buñ koy wër Farba Ngom dañ ko fi bàyyi ministre de l'enseignement supérieur Anne dañ ko fi bàyyi dañ fi bàyyi Suzanne Camara moom Ahmed Suzanne Camara dañ fi bàyyi Yakham Mbaye dañ fi bàyyi Cissé Lo dañ fi bàyyi Souleymane Jules Diop waaye nit ñu xamadi ñi ñu ngi ci nguuruk Sénégal dàq fee saaga gën fee yées nag gën fee bon te kenn laalu leen kenn waxu leen dara Sénégal nag ñoom ñooy xool rek yéenay choisir comme ni ñu koy waxee yéenay choisir bu dee da ngeen a choisir préféré bàyyi njiit bu noot leen toog ci seen kaw di leen toroxal bés bu yàlla sàkk bés bu yàlla sàkk ngeen bàyyi benn nit mu leen di noot di leen toroxal yéenay choisir amul benn problème opposant yi ak opposition bi ñu ci bari mettiwul ci ñoom de li ñuy xeex population bee tax ñu di ko xeex
da ngay gis nit ku wax ñu ne way waxu opposant la c'est un opposant dafa bañ Macky Sall non non jikko yi lañ bañ bañuñu nit ñi nguur gi ay nit rek lañ comme ñun bañuñu leen seen jikko lañ bañ seeni defin lañ bañ seeni defin mooy definu cuune ku xamul dara parce que mënuloo jàpp Adama Gaye bind un poste dénoncé la ci wàllum pétrole bi xamal waa Sénégal ne moom moo la dirigé woon ci wàllum pétrole moo la ci yilifoon moo la ëppoon carnet d'adresse lu ci bari moom la Ablaye Wade doon woo mu lay dimbalee tout ça loolu nga téye ko fii à la gorge mu lay naqari ngay xool erreur bu mu def pour jàpp ko ça n'a pas de sens. Njiit da ngay am hauteur njiit da ngay am hauteur tuuti da ngay nekk tamit li tax ñu jiital la c'est parce que dañu yaakaar ne am nga loo rawee nit ñi mais su fekkee yaag nit ñi yéen a yam wala nga gën leen a gàtt xel mais yow matatoo njiit buñ lay jiital c'est parce que dañu jàpp ne am nga hauteur dañu jàpp ne yow am nga loo ñu rawee am nga loo ñu ëppalee suñu jiitalee Macky Sall c'est parce que jàpp nañ ne am na lu ñu Macky Sall ëppalee liñ ñu ëppalee mooy lan mooy yërmande mooy générosité mooy dal gi mooy stabilité loolu mooy grandeuru njiit mais grandeuru njiit du guux say lex di mattu amul sens mbokk yi amul sens da nga leen di xeeb seen jikko yi vraiment da ngay xool sunu njiit yi da nga leen di xeeb parce que ils sont en train de faire des choses yoo xam ne xale yu ndaw yi sax romb nañ ko léegi yàlla mi ma tiim xam ne man mii su ma doon président de la république du Sénégal wallahi azim du ma def jikko yu sew yi du ma ko def dépassé naa ko njiit da ngay am hauteur da ngay am tolluwaay da ngay am vraiment maturité da ngay am ak mat ci li tax ngay jiitu mais da ngaa war a mat sëkk li tax ñu lay def président jël honneur yëpp jox la jël xaalisu Sénégal jox la jël caisse noire jox la jël fonds spéciaux jox la jël carburant bu doy jox la jël garde du corps yu doy jox la jël ay conseillers yu doy jox la jël inspection générale d'État jox la jël police jox la jël armée jox la jël assemblée nationale jox la signature u Sénégal waay da ngaa war a mat njiit bi nga doon quand même mais di fayantoo ci yu ñàkk fayda ngay fayantoo di jàpp ay nit ci pour rien pour rek nëbb sa incompétence. C'est pour cacher son incompétence, Macky Sall. C'est ça la réalité, mbokk yi. C'est ça la réalité. Macky Sall est en train d'incarcérer des activistes, des opposants pour cacher son incompétence dans la gestion des affaires de l'État. C'est ça. Mais su fekkoonte ne bi moom il est compétent du tal ñu koy wax ay yenn yu ñàkk fayda yi du ko tal day jóg rek dérouler plan dem yoonam mais boo amee njiit bu incompétent xamul fu mu jëm day tañaxu donc voilà bu ko nit waxee benn affaire rek day daal di jóg gis boppam jóg tëj allez door procureur allez wool kee jàpp gendarmerie demal dik dem leen fajar 5 heures du matin waa dik ñëw sa kër camouflé encagoulaaru daal lay jàpp yóbbu la point final ñu ne yóbbu nañ diw di tiital nit ñi di terroriser sa askan. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que vous pensez que loolu moo tax ñu war a fal njiit? Est-ce que yéen yaakaar ngeen ne pour ñu fal njiit pour ngay monter ay dig wala ay renseignements généraux wala ay procureur ñuy def le grand le gros maa la ëpp doole di la menotter pour di yóbbu kaso pour wax ne ñëw voilà maa ngi nii et après boo ko defee et après lan la lay jariñ gaa ñi xool leen ñii di ngeen di fal mbokk yi s'il vous plaît Sénégal bu ñu bëggee mu baax am na njiit yoo xam ne mérité wuñ ñu fal leen chaque jour ñu won leen ay affaire u cuune affaire u tokaar yoo xam ne xale yi sax defatuñu nit ñi dépassé nañ bu yàgg ay délit d'opinion yaa wax lii ci internet bi dama lay tëj nit ñi romb nañ ko demal nga weddi ko point final du dara ay affaire non Sénégal c'est une république il faut ñu tig mbir yi ci yoon suñ ko deful nii nga gis le ministre de la justice génn oui je vais le faire moi je prends mes responsabilités du lenn lu dul pour wan Macky Sall ne ko maa ngi liggéey xoola yëfu ñàkk fayda yooyu xoola ministre bi mu génnee man dama ko xool dama gis ne ku ñàkk fayda la
amul benn fulla oui sama gis-gis la amul benn fulla ci njiit da ngay am looy dépassé amal looy romb amal looy finiti da ngay jëlale am na détails yoo xam ne da nga ko war a sax jëlale parce que Sénégal fi ñu toll nii toll na ci niveau yoo xam ne tal na yeneen enjeu sécuritaire alimentaire des ressources naturelles yoo war a lijjanti lu dul ay di wax na ma lii di wax na ma lee quand même ah vraiment Madiambal Diagne Justin Ndiaye Madiambal Diagne Justin Ndiaye ñaari nit lañ yoo xamante ne bii man xawma sax des fois lu ma leen di wax man je croyais que ay nit ñoom xam-xam lañ ndekete xamuñu dara mais respect jaajëf vraiment ça va bien Bakary ça va naka taw feex naka affaire yi Penda ça va bien merci Serigne Bassirou ñu lay ziar bu baax a baax Madiambal Diagne Babacar Justin Ndiaye Babacar Justin Ndiaye li mu wax nee na ñuy jàng xasida ak di tëkkale soufisme ak Boko Haram imaginez nit koo xam ne nee nañu am na xam-xam Sénégal bañ koy invité télévision nationale imaginez leen nit koo xam ne nee nañ am na xam-xam bañ koy invité télévision Sénégal Babacar Justin Ndiaye muy tëkkale di insinuer soufisme ak ay Boko Haram ak jàngkatu xasida yi imaginez leen nit ku inculté noonu lii moo tax Ablaye Wade bi mu koy toroxal en 2000 j'avais applaudi parce que xamul dara Babacar Justin Ndiaye xamoo dara soo yaakaaree ne am nga xam-xam amuloo xam-xam parce que ku am xam-xam du fekk ay xasida yi Serigne Touba yu mu bind xasida yoo xamante ne bi mu ko bindeek léegi lee mu mat téeméeri at bind ci ay tonnes te kenn mënu cee gis benn virgule erreur ngay critiquer yooyu xasida yow xamoo dara Babacar Justin Ndiaye nit ku xamadi la dafa xamadi loolu la wax oui dafa xamadi xam nga gaañi gis nga seen affaire journalisme googu ay intellectuel daf leen di yóbbu ba nga xam ne valeur yi ñu doonoon sax dañ koy fàtte loolu mooy seen ak cuune gars yii di réclamé wu ne ñoom ñoo nu jiite laa wax ñoom ñoo nu gën a xam ay intellectuel lañ ay Babacar Justin Ndiaye ay genre Madiambal Diagne dañ leen di jàpp ne teg ne c'est des grands journalistes waaye nit ñi jël leen di leen defal promotion te xamuñu dara ku xam dara doo wax li ngay wax ni tubaab bi ak affaire français affaire tubaab bi moo leen di emporter ba nga xam ne dañuy dem ba daanaka tubaab bi moo leen di gënal ñoom seeni valeur c'est des anti-valeurs en fait soo demee yow bay tëkkale soufisme ak Boko Haram naan ay la république des confréries l'armée des confréries mais xamoo dara Madiambal Diagne di wax naan ay général dañ ko war a dindee comme di insinuer naan sëñ Modou Kara muy wax général ak généralu Bamba ak général dégg ngeen fi généralu Macky dégg ngeen fi généralu lu ne loolu ay slogan la rek ay tur la rek du dara loolu dafa war a mën a tax ñun ñuy bafoué suñu république ñàkk a xam ñàkk am xam-xam mënta passé Madiambal Diagne ak Babacar Justin Ndiaye d'ailleurs bu mu leen jaaxal Madiambal Diagne tur la woo xam ne da ngeen di xam ne kii du turub sénégalais nit la koo xam ne kenn xamul fu ay maamam jógee ci mbokkam xam naa ne ci àll ba lañ jóge rek jékki-jékki ñëw joox fii donc xamuñu suñuy valeur Justin Ndiaye dégg ngeen ko Justin kenn xamul fu mu jógee mais général bi nga xamante ne bii de corps d'armée ab jullit la ab murit la wala muy tiijaan wala laayeen wala nangam respecter sëriñam mais loolu suñu valeur la suñu culture la pourquoi ñu bëgg koo sànni au détriment de la culture des Français loolu laa bëgg man ñoom bu fekkee am nañ xam-xam ñu wax ma lan la loolu pour lan la pour lan ñun on est obligé la français bi di def ñun ñu war koo def au nom de la république mais on s'en fout de la république on s'en fout aw tur la général bi avant muy nekk général ab murid la wala mu doon tiijaan wala xaadir wala laayeen
colonel bi avant muy doon colonel fekk na mu doon ab murit wala tijaan wala xaadir wala laayeen waa léegi kooku nga ne ko woy au nom de la république sa valeur yooyu ak sa culture yooyu da nga koy bàyyi nga respecté li ma la wax sa sëriñ boobu bu ñëwee na nga ko yamale moo kiy dox ci mbedd mi loolu yëfu reewande yooyu mooy lan maa ngi ñaan yéen armée bi yéen waa police yéen waa gendarmerie yéen waa douane sapeur ASP bu leen kenn bàyyiloo seen ay valeur ngir valeur tubaab bi ku leen ko defloo bañ leen ngay président ngay journaliste mesquin marionnette ak koo mën a doon bañ leen ko seeni valeur a gën fop bu tubaab bi ils ont échoué tubaab bi ils ont échoué sur le plan économique ils ont échoué sur le plan des valeurs lan moo tax déggu leen Babacar Justin Ndiaye li ñuy wax ci homosexualité yépp mu ubbi ci làmmiñam mu wax lan moo tax déggu leen Madiambal Diagne li ñuy wax ci wàllu góor jigéen yépp mu ubbi ci làmmiñam mu wax lan moo tax déggu leen Babacar Justin Ndiaye li ñuy wax ci wàllu pétrole bi yépp mu ubbi ci làmmiñam mu wax wala Madiambal Diagne wax ci pétrole bi déggu leen ko de lan ngeen di dégg ñuy wax oui la république des confréries l'armée des confréries dañ ko war a éviter parce que la république c'est ceci c'est cela la république mais vous on s'en fout de vous Madiambal Diagne ak Babacar Justin Ndiaye du ngeen dara amu leen xam-xam Babacar Justin Ndiaye laa leen wax ak Madiambal Diagne ma ne amuñu xam-xam bi ñu am xam-xamu tubaab bi la bu ñu leen inculqué ñu nekk ci bëgg koo doxal ci réew mi Babacar Justin Ndiaye ak Madiambal Diagne sont la honte du Sénégal duñu nit yi dara promotion wu tubaab bi la ñuy liggéeyal valeur yi tubaab bi la ñu bëgg a indil ci suñu réew duñu nit yi dara fii Sénégal la du réewu tubaab yéen armée bi maa ngi leen di ñaan généraux yi s'il vous plaît maa ngi leen di ñaan gendarmerie yi s'il vous plaît armée maa ngi leen di ñaan police sapeur douane ASP bu leen kenn taxa ngeen di ñàkkal fayda seen diine ak seen culture ak seen aada bu leen ko kenn defloo ku leen ko defloo na ngeen xam ne ennemi Sénégal la ku leen ko defloo xam leen ne marionnette tubaab bi la Babacar Justin Ndiaye ak Madiambal Diagne marionnette tubaab bi lañu waaw tubaab bi la ñuy liggéeyal fii ci réew mi duñu nit yi dara way ay marionnette lañ duñu nit yi dara kenn gëmu leen man li ma gëm mooy sama valeur tubaab bi échoué économiquement sur le plan économique crise économique di leen bëgg a rey seen plan économique yépp seen plan de redressement yépp échoué na yéen ñi nekk bitim réew xam ngeen ne États-Unis ak Europe seen plan de redressement plan économique yi seen finance publique yi lépp a nërmeelu ci ay valeur ba tax ñuy sëy ci seen biir góor ak góor nërmeelu ci ay valeur ba tax ñuy sëy ci seen biir jigéen ak jigéen nërmeelu ci ay valeur ba tax ñuy daganal góor di sëy ak mala wala jigéen di sëy ak mala nërmeelu ci ay valeur ba tax li leen yàlla bindee ñu complexé bay opéré seen bopp di def seen bopp beneen sexe opposé waa nit ñu am anti valeur yu mel noonu nit ñu ñàkk valeur yu mel noonu nit ñu ñàkk culture yu mel noonu ñooñu lañ war a roy ñun Madiambal Diagne ak Justin Ndiaye di leen ko conseiller c'est des incultes seen génn yi ak seen xam-xam bi lan la leen jariñ xam-xam bi ñu leen di waxal man lu mu leen di jariñ man mënuñu ma jariñ dara man du Justin Ndiaye du Madiambal Diagne ku ma mën a apporter dara rien du tout liñ may apporter c'est la colère loolu lañ may apporter mer lañ may apporter parce que damay gis ñaari marionnette yoo xam ne tekkiwuñu dara ñoo ñëw di bëgg a jël suñu armée bi ak suñu gendarme yi ak suñu police bi lii seen culture lii seen cosaan sukkal kilifa diina nuyu ko dafa yàq dara ci général gi nga doon ndax man ma su jootal benn sëriñ dafa tax bu ma doonee général dootuma doon général ndax commandant bi su jootal sëriñ bi bu ko su jootalee ndax dafa tax dootul doon commandant wala xam-xam ba day naaw xam-xam bi ak li ko yoon sant te mu war koo assurer l'intégrité du territoire la sécurité des personnes et des biens loolu mooy seen liggéey
bu loolu weesoo am nañ sañ-sañ ay xol lañ yor ay jullit lañ di ay taalibe am nañ sañ-sañu nuyoo wala ñu sujjóot xool leen bitim réew sëñ Mamor du kan moo koy génnee kan moo koy escorté sëñ Mamor Mbàkke bu demee bitim réew ndax ay civil ñoo koy escorté du police ak gendarmerie armée dëkk ba ñoo koy defal aide d'honneur bi nga xamante ne bii moom la ñuy bañal yenn commandant yi fii ak généraux yi fii ci Sénégal ñu ne leen way nous sommes dans une république waru leen a defal aide d'honneur benn sëriñ mais sëñ Mamor Mbàkke bu demee ñoom tubaab yi ñu jébbalu ñoom Madiambal Diagne laa wax xamuñu lu bari vraiment man seen génn sax man daf may jaaxal daf may bett su dee ñii xam nañ dara daf may jaaxal sëñ Mamor Mbàkke sëñ Mbay Si Mansour tey sëriñu ñaseen yi ku ci dem bitim réew kan moo leen di garder du ay police ki commandant ki ay gendarme duñ leen defal ay aide d'honneur ñu génn waa léegi loolu ñu koy defal sunu sëriñ yi bitim réew ñoom tubaab yi ñu yaakaar gëm leen jébbalu ci ñoom di defal loolu sunu sëriñ yi ñoom ñu koy bañ fii loolu moo leen di wan ne Madiambal Diagne ab naafeq la Justin Ndiaye ab naafeq la na ngeen ko xam signé leen ko Madiambal Diagne c'est un naafeq Justin Ndiaye est un naafeq c'est des antivaleurs c'est des gens yoo xamante ne bii gëmuñu seen dëkk gëmuñu seen réew gëmuñu seen culture tubaab bi lañ gëm ñu leen di fay ñuy wër di wax lu dul dëgg il ne mérite pas d'être devant l'écran public sénégalaise di taxaw di am lu ñuy expliquer nit ñi gëmuñu dara sooy tëkkale moo yow ay xasida yi Sëñ Tuubaa ak kilifa diine yii li ñu fi liggéey Madiambal Diagne di wax ay tur yi naan il faut qu'on respecte la république il faut qu'on respecte lan fii ku fi manqué respect république bi Sénégal la ñu dëkk def nañ élection Macky Sall gagné na jox nañ ko victoire bi Macky Sall la ngi gouverner gendarme yaa ngi ci mbedd mi police yaa ngi ci mbedd mi armée baa ngi ci caserne yi commandant la boo ko rombee di nga ko nuyu point final jeex na et après dafa tax ñu doon ay yàlla wala lan waaye foutez-nous la paix waaye yow Madiambal Diagne Justin Ndiaye foutez-nous la paix c'est pas à vous de nous dire wala de dire à nos généraux ou bien aux commandants ou bien aux gendarmes ban comportement lañ war a am ci seen gëm-gëm wala ci seen diine ça n'a rien à voir ak l'armée li ñu leen formé nag muy seen liggéey bu dee gendarme assurer sécurité territoire bi ñi ngi ci bés bu set yéen a ngi gis gendarme yaa ngi ci mbedd mi def seen liggéey bés bu set yéen a ngi gis police baa ngi def seen liggéey bés bu set yéen a ngi gis armée bi mi ngi ci ay mission mi ngi def lépp mi ngi assurer l'intégrité du territoire qu'est-ce que vous voulez de plus léegi nag ngeen bëgg leen a xañ seen droit wu am seen sëriñ sukkal ko wala ñu sujjootal ko waaye foutez-nous la paix waaye vous nous emmerdez du ngeen nit yi dara Madiambal Diagne Justin Ndiaye xamu leen tous Pape Ngagne Ndiaye sax mere moom laa mere moom mi nga xam ne da leen a indi foofu laaju leen ci góor jigéen ñi ak pétrole bi mu leen di wax loolu bàyyi ñi naan ay armée confrérique foutez-nous la paix fii armée confrérique amu fi ay saytaane lañ Babacar Justin Ndiaye ak Madiambal Diagne c'est des satans ay jaxasekat lañ pétrole bi ak góor jigéen ñi ñoo gën a nekk sujet yi ëpp important ci Sénégal fi mu toll nii ku ci waxul rek tu es un marionnette pétrole lu Sénégal ak góor jigéen ñi ñooy ñaari sujet brûlant yi nga xamante ne bii ñoo gën a rëy ci réew mi ku ci waxul rek yow daanaka marionnette nga waaw du ñu dara maa ngi ñaan justice su Sénégal yéen magistrat yi maa ngi gërëm Souleymane Teliko ndax doxal na dëgg ci waa jooju ñu gracier woon Souleymane Teliko merci doxal nga dëgg doon magistrat wala doon policier wala doon gendarme wala nekk militaire bu mu tere ngeen am gëm-gëm ngeen xam ne ay africain ngeen bu mu tere ngeen xam ne ay jullit ngeen bu mu tere ngeen xam ne da ngeen am ay tarixa am loo leen gëm tubaab bi lam gëm lay doxal tubaab yaa nga fee bu ngeen demee Espagne am na dëkk bu ñuy wax Valencia fa laa nekk man 17 ans am na fête bu ñuy def ñu koy wax Las Fallas dañuy defar ay statues di ci frais 300 milliards par année di ko lakk pour ngeen xam valeur ak culture dëkk nu mu toll ci nit ñi bu ngeen demee Valencia laa wax chaque année au mois de mars le 1er mars ba le 19 mars
fête la en Espagne ñu koy wax Las Fallas fekke naa ko presque 17 ans dañuy tabax ay statue frais ci plus de 300 milliards ba pare lakk ko ci genn guddi ne seen aada la waa léegi yow nga am aada ami maam am culture africaine bu riche doon jullit am ay wasila yoo xam ne dañoo liggéey fii ba Sénégal gépp àddina bépp ràññee ko ñu bàyyi fi liggéey bu mat sëkk boo xam ne amul benn virgule amul benn sikk yow ñu bëgg la koo bàyyiloo pour ne la way raar république mooy bul faale ay sëriñ yow militaire nga rek nga def la comme ab robot doo robot ñàkk a xam dafa bari gaañ ñi dañoo cuune bu ngeen demee bitim réew police am nay syndicat gendarmerie am nay syndicat ndax gis ngeen ko fii ci Sénégal waaye ñun lan moo tax ñun ñuy copier bitim réew te la bitim réew di def ñun defuñu ko fi mu toll nii police gisu leen police syndicat des polices du Sénégal gisu leen ko de syndicat de la gendarmerie du Sénégal gisu leen ko de pourtant am na bitim réew bu ngeen demee France bu ngeen demee Italie bu ngeen demee Espagne police ba dañuy manifester bu ñu amee lu leen naqari ci seen corps gendarmerie ba dañuy manifester armée ba dañuy manifester ndax am nañ lu leen naqari waa léegi fii Sénégal ñu ne la yow policier nga gendarmerie républicaine robot nga valeur républicaine di la nax dañ leen di nax police su Sénégal gendarmerie Sénégal armée Sénégal dañ leen di nax bu ngeen demee bitim réew am nañuy syndicat yuy gën di manifester bu manifestation jotee di leen kaasal seeni droit bu police génnee di manifester bu ngeen demee Espagne gendarmerie ba moo koy escorter ñu manifester ba seen manifestation jeex ñu dem toog bu gendarmerie ba jógee di manifester police bi moo koy escorter ba seen manifestation jeex ñu dem toog waaw lan moo waral police ak gendarmerie bu bitim réew ci Europe gi nga xam ne ñoom la ñuy roy di manifester ñun Sénégal ñu jàpp pour suñu police ak gendarmerie bëgg leen a def comme ay robot bañ leen ko yéen police ak gendarmerie buñ leen def loo xam ne du seen culture du seen aada bu ngeen gisee seen sëriñ respecté leen ko bu ngeen gisee ku bokk ci tarixa bu manti doon jox leen ko cër ba mu mën a am yàqul ci seen liggéey dara yàqul ci seen mission dara au contraire day wane ne yéen gëm ngeen li ngeen doon day wane ne yéen bëgg ngeen seen réew day wane ne yéen patriote ngeen mais les antipatriotes yi nga xamante ne bi gëmun tus xaalis rek lañ gëm ñoo leen di jéem a imposer di leen won ay yoon yoo xamante ne bi ñoom nasaraan yi sax kenn dundatul lu mel noonu maa caaw Babacar Justin Ndiaye du ngeen dara du ngeen tus waaw ak Madiambal Diagne du ñu dara ay complexe lañ jamono ji ñu toll nii jamonoy Sénégal des valeurs la sénégalais yu gëm seen bopp la sénégalais yu gëm seen réew la dëkk ci dëkk bi ak yow gënoo leen nday gënoo leen bàyyi au contraire ñoo la gën nday gën la bàyyi parce que seen i bàyyi ak seen i maam fii la ñu juddoo am cosaan ñu mën a retracer seen histoire yow kenn mënul retracer sa histoire waaw kenn mënul retracer seen histoire muy Justin Ndiaye muy Madiambal Diagne kenn xamul fu ñu jóge kenn xamul seen i maam ñooñu ñoo jóg tey bëgg ñoo changer loo suñuy valeur di ñu gëmloo tubaab bi di jàpp suñu armée bi ak suñu kii bi bëgg leen a manipuler nan leen yéen nii rek ngeen war a def te ñoom ñu am gëm-gëm am xol am nday am baay am culture am cosaan am aada war ko dund Sénégal du développé mukk tant que suñuy valeur ak suñu culture ak suñu cosaan ak suñuy aada ak suñu diine jëluñu ko en main te bàyyi teg si tubaab bi nga xamante ne bi moom tubaab bi ci boppam gëmul loolu jërë ngeen jëf lii rek laa indi woon tey pour waxtaane ko ak yéen ndax dama gis ñaar ñoo xam ne ils se disent journalistes mais joué wuñu rôle journaliste communication politique la ñuy def c'est des politiciens déguisés encagoulés c'est des politiciens yoo xam ne dañoo ubbi seen cabinet da nga leen di fay nga ñu dem waxal la lu la neex mais duñu ay journalistes duñu ay analystes politiques analyse politique du li ñuy def nii Babacar Justin Ndiaye ak Madiambal Diagne li ñu def nii du analyse politique c'est de la marchandage politique ñu fay la ngay wax la nit ki lu ko neex point final mais waxuloo ko ci dëgg
tegoo ko ci ay valeur tegoo ko ci gëm-gëm tegoo ko ci benn éthique tegoo ko ci dara ci xaalis rek nga ko teg loolu rek la. nañ leen xàmmee mbokk yi duñu dara buñ leen jox benn valeur li ñuy wax noonu bu leen jox benn crédibilité parce que duñu nitul dara duñu nit ñoo xam ne mérité nañu sax ñu leen di déglu parce que Ablaye Wade wane woon na ko bu yàgg ba mu koy toroxal laan 2000 booba Ablaye Wade wane woon na joxoñ bi bu yàgg. jërë ngeen jëf one love ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah ba fan yi ci kattanu suñu borom di kontaan ci partage yi di kontaan ci échange bi nga xamante ne bi def nañ ko tey encore une fois di wax rek ne réew mi soppeeku na kenn dootu ko diriger ci maa tey bu la neexee na nga diriger ko ci jaay doole parce que yaa yilif yaa ëpp nit ñi doole ku la ëpp doole nag teg la ko da ngay muñ rek kon moo tax Guy Marius Sagna na muñ Adama Gaye na muñ sénégalais yi doole ji ñu leen di teg nañ ko muñ yàggatul kenn ku nekk ak sa bés mbokk yi te ku ne di nga am bés ci réew mi ku ne di nga am ay ku aaye wal sa moome waaw ku aaye wal sa moome te ku toroxal doomi jàmbur sa bés a ngi ñëw dinañ la toroxal ku fi tëj doomi jàmbur wala nga duma doomi jàmbur bu heure ba la bés a ngi ñëw dinañ la duma maa leen ko wax te bés bu ñu lay duma nag kenn du wax bu ñu lay duma bi sa bés bu ñëwee bañ lay duma kenn du wax ndax bi ngay duma doomi jàmbar yi dafa neexoon de toog rek di dumalu allez pro wool sawaay dóor mandat de dépôt allez garde à vue retour au parquet mandat de dépôt garde à vue retour au parquet mandat de dépôt waaye ngay def rek nit ñi di la bàyyi rek ngay def rek waaye sa bés a ngi ñëw gis nañ fi président yu bari gis nañ fi Alpha Condé gis nañ fi Omar El Bachir gis nañ fi Abdoulaye Wade mi tey gis nañ fi Abdou Diouf da ngay wàcc boo wàccee da nga waroon a ñaan yàlla wàcc am sax tuuti woy wu mel ni Abdoulaye Wade wala Abdou Diouf wala keneen nga xam ne kenn defu leen dara ñi ngi dox seen occupation mais dara gën a ñaaw de doon président ex président Sénégal wàcc di làqatu di topp miir yi di làqatu dara gënu koo ñaaw lu mat a bàyyi xel la jaay doole nag nit ñi ak tëj doomi jàmbur ku ko def bés bu ñu la fayee sa bor di nga xam ne li nga leble woon rek lañ la fay waaw jërë ngeen jëfoon loo soxna Rama waaw Gal Sène bëgg naa la Aliou ma sœur Viviane waaw bëgg naa leen bu baax Mbaye Diouf Cheikh Sougou waaye jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah ba fan yi ci kàttanu sunu borom yàlla na leen yàlla may jàmm tawfeex taysir ak tabaski jàmm yàlla na leen yàlla may xéewal ba ñëpp am xar ba ñëpp tabaski ñëpp feete ci jàmm ak salaam yàlla na yàlla def Sénégal am njiit bi mu mérité yàlla nañu yàlla jox njiit bi Sénégal mérité Sénégal réew bu baax la Sénégal nit ñu baax a fi nekk Sénégal nit ñu gëm yàlla fi nekk nit ñu bëgg seen réew a fi nekk yàlla nañu yàlla jox njiit bi nga xam ne moom la Sénégal mérité waaw jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di jox rendez-vous incha allah ba ñuy jullee ak jàmm ci kàttanu suñu borom jërë ngeen jëf one love. Free Adama Gaye, free Guy Marius Sagna, free à tous les détenus politiques. Dictature bi amul njariñ Macky dictature amul njariñ du loolu moo lay jox hauteur au contraire daf lay tuutil daf lay sewal waaw day tax nit ñi duñ la respecté dictature amul njariñ jërë ngeen jëf jaajëf one love jërëjëf